asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu sama mbokku jullit yi sama mbokku taalibe yi sama mbokku murit yi waaw seen mbokku taalibe moo dellu si waat ñuy eggale waxtaan yi waxtaan si comme niñ koy defee ajjuma ju nekk guddi ajjuma ju nekk ñu waxtaan si nit yu baax yooyu ñu waxtaan si diini lislaam ñu waxtaan si sang-sang yi muy Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yu àndaloon ak sang bu tedd boobu ñu waxtaan si njabootam ñu waxtaan si ay àndandoom ñu waxtaan tamit si ay nitu yàlla ñu waxtaan tamit si imaan yu fi jaaroon lu ñuy nettali rek mooy taarix mooy histoire la ñuy nettali waaw comme niñ koy waxee saa su nekk histoire dafa am solo lu nga xam ni jullit bi war na ko xam cosaanam xam mbir yi fan la tàmbalee xam mbir yi nan la demee ba nu muy egsee si suñu loxo aujourd'hui ñu nekk ay jullit gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm suñu waxu boroom gëm alxuraan gëm nitu yàlla yi gëm imaam yi li ñu téere ñu ci bind bàyyi waaw comme niñ koy faral di waxee waxtaan la échange la waaw mbokku taalibe fekkee dafa am ay juumte si man la tamit fekkee dafa am tamit mbokk yu nga xam ni gis nañ ni ñooñu ëpp xam-xam ñooñu sut alwa voilà ñu remarqué ni am na ay juumte si wax bu may wax ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla nga wax ñu ko wala ngeen defal ñu ko commentaire comme ça suñ ko xoolee gëstu ko mun ko jàpp comme ça histoire yi di gën a leer lii ñuy nettali waaw ñu ngi ci woon waxtaanu Cheikhul Khadim dañu nekkoon ci tukki bu mu tukki mooy ba ko tubaab bi tegee loxo déporté ko normalement terme bu ñu utiliser sax ci rapport bi mooy internement du prisonnier droit commun voilà loolu la ñëpp dul xëy na loolu la ñëpp dul jàpp ci dundu Cheikhul Khadim du woon prisonnier droit commun boo xam ne dañ ko waroon tëj prison mais tubaab bi moobu mu utiliser mooy internement ñu yóbbu ko Gabon ba enseignement yu mu jàngal waa réewam parce que temps yooyu sëriñ bi mu ngi woote diine l'islam enseignement yu mu jàngal mag yooyu enseignement yu mu jàngaloon ñu mu nekkoon enseignement yu mu doon jàngaloon njabootam bi suñ ko yóbbee suñ ko soril dëkkam ba nga xam ni quelque temps xëy na loolu yëpp dina dañ ci xelu nit yi dina dañ ci jëmm yi voilà looloo waral tubaab bi jël ko exilé ko yóbbu ko Gabon Congo français waaw loolu la ñuy waxtaan tey mbokk yi ñu ngi ci état bu Gabon bi waaw balaa ñuy tijjee waxtaan bi ñu ngi koy tijjee ci turu bismillahi rahmani rahim waaw maa ngi koy tijjee sànq ma ne Cheikhul Khadim du prisonnier droit commun voilà semi liberté la nekkoon moo tax loo soo leen xoolee bañ koy yóbbee Libreville voilà ba nuñ koy indee Mayomba ba nuñ koy yóbbee Lambaréné ci ay île rek la nekkoon waaw ba mu nekkee Mayomba mu ngi woon ci île Bagnon ba mu nekkee Lambaréné mu ngi woon Lambaréné watu Joole la nekk voilà île la presque île la voilà foofu la nekkoon en semi liberté ñu ngi ko doon surveiller mais da doon bouger da doon doxantu dañ ci ay case la nekkoon ci ay cellules tëjuñu ko woon comme nu ñu surveiller prisonnier loolu rek tey la ñuy indi waxtaan condition arrivée wu Cheikhul Khadim ak nan la jógee Sénégal moom la ñu bëgg a waxtaan tey jii xëy na ñu ko xamul mooy ñu nettali tuuti taarix lu waral tey déportation bi 5 septembre 1895 conseil privé déporté Cheikhul Khadim parce que arrestation moom mu ngi am le 10 août 1895 lañ ko jàppee dëkk bu ñaan Mbacke Bari waa si Jolof la nekk Mbacke Bari foofu lañ ko teg loxo voilà indi ko Saint-Louis voilà parce que jaar na Kokki jaar na jeewal jaar Kokki ñëw Louga ñëw foofu la jëlee train bi ak si Saint-Louis le 12 août 1895 daanaka ñaari fan lañ ko jàppee lañ ko indi Saint-Louis nag dañ doon xaar ñaari rapport looloo tax mu xaw fa yàgg tuuti ku ko jàpp muy commandant Leclerc moo njëkk bind rapport le 14 août 1895 kon donc c'est Cheikhul Khadim ba mu ñëwee dañ say teg 10 jours 2 semaines bu manqué tuuti Leclerc bind rapport lu tax mu jàpp lu Cheikhul Khadim rapport boobu yor nañ ko waaw xam naa ci documents yi lay bokk yu ñu mun a joxe yu ñu mun a wane après lu gën a nag indi problème bi mooy ci rapport boobu la ñu tënku le chef bureau des affaires politiques voilà ku ñu noon Merlin moom mu bind tamit beneen rapport
2 semaines après boo xam ni moom la war a présenter conseil privé bi parce que moom moo doon chefu commandant de cercle yi moom moo waroon ñëw si jouru conseil privé bi wax lu muy toppee Cheikhul Khadim moom rapport mu ngi génn le 28 août 1895 tout ce temps là Cheikhul Khadim ñu ngi ko denc ba mu ñëwee xawoon na libre tuuti ba mu nekkee Saint-Louis après ñu téye ko si cellule état bu Saint-Louis bi dinañ ci dugg bu baax a baax parce que waxtaanagum si temps bu mu toog Saint-Louis lan moo fa xew yooyu yëpp mais ñu ngi si état bu Gabon bi boobu dinañ ñëw tamit si état bu gànnaar bi dinañ ñëw tamit si ba mu ñibbisee voilà étape yooyu yëpp dinañ ci ñëw ak tubaab yi mu doon jëflanteel. Conseil privé bi le 5 septembre 1895 mu condamné Cheikhul Khadim à l'unanimité voilà selon proposition bu Merlin def conseil bi ñu ko fekkee woon ñëpp ñu d'accord ni voilà Cheikhul Khadim dañ ko war a déporter yóbbu ko Gabon mu ngi jógee Saint-Louis ñëw Dakar voilà mais balaa loolu di am balaa muy jógee Saint-Louis di ñëw Dakar aussitôt après dañ cee teg 2 semaines ngeen gis ni gouverneur bi à l'époque muy Guillaume Louté bind ministre des colonies Chotin moo doon ministre des colonies bu bind ko rapport boobu tamit yor nañ ko pour wax ni jàppalu na Cheikhul Khadim te conseil privé bi àtte na ko da koy yóbbu Gabon président à l'époque français temps yooyu mooy Félix Faure voilà moo doon président république français ba loolu amee rapport boobu ñëw ak si France dañ see teg le 20 septembre 1895 lañ ko transféré Saint-Louis indi ko Dakar nag le 20 vendredi 20 la fa agsi daanaka si lañ ko embarqué le bateau bi agsi na le 20 donc moom la ñuy waxtaan tout à l'heure bateau bi tamit trajectoire bateau bi ak Khadim Rasoul ba mu eggee Gabon lan moo njëkk a xew voilà le 21 septembre la jël Gabon bi la jël bateau bi voilà bateau bi nag mu ngi jugee le Havre voilà le départ le 8 septembre la départ le Havre ak si Bordeaux le 10 septembre voilà loolu la ñu bind si parcours bateau bi mu ngi ñëw Dakar le 20 septembre 2 jours arrêt la def 21 septembre matinée bi le départ Dakar ak si Conakry le 23 septembre moo tax julli géej bi ñuy wax mu ngi xew entre le 21 septembre ak le 23 septembre kooku dinañ ci ñëw si julli géej gi voilà kooku luñ si mun amuñu si tey bindu officiel waaye lu si Khadim Rasoul nettali Moulay Bousso Serigne Moulay Bousso la ko nettali doomu Serigne Mbacke Bousso waaw kooku danoon ànd ak Cheikhul Khadim voilà kooku dinañu ñëw indi si nettali yooyu nan la version ban la Cheikhul Khadim joxe voilà si julli géej gi waaye ñu ngi tamit gëstu rapport bu commandant bateau bi def muy ville de Pernambouc parce que signalé nañu incident bu am entre Dakar ak Guinée voilà ñu xool ñoom lan la ñu bind si seen rapport si incident boobu xew entre Dakar ak Guinée waaw ba mu egsee nag jugee Guinée Conakry mu ngi agsi Côte d'Ivoire fu ñu naan Grand Bassam waa port bi mu ngi agsi le 27 septembre foofu la agsi Cotonou la teg muy Bénin voilà le 29 septembre la agsi Cotonou Bénin après jugee Bénin ñëw Bénin ñëw Dahomey 30 septembre ba nu muy egsi Libreville le 2 octobre matin le bateau bi egsi Libreville voilà loolu mooy parcours bu sëriñ bi sax bind voilà loolu tamit mooy parcours bu tubaab bi bind si bateau boobu Libreville mu ngi agsi sëriñ bi bind na julli na fa ñaari ràq ba mu wàccee dëkk bu ñaan Libreville parce que moom xamul woon sax fan la jëm exil bi yi nga lu xew yi yëpp sa Cheikhul Khadim xamul woon moom fan lañ koy yóbbu waaye da ngeen gis ni si trajectoire si yoon bi lañ ko xamal ni bateau bi ñu koy jëmee Libreville la jëm te bateau bi sax escale la def Libreville parce que terminus am Luango la voilà mais vu que administration coloniale temps yooyu commissaire général bi moom muy Brazza ak lieutenant gouverneur bi bu ñuy bind parce que am na courrier bu jóge Dakar tamit bu gouverneur Mouté bind collègue am bu nekk commissaire général bu nekk Congo di koy avertir ne dañuy déporter Cheikhul Khadim foofu ak indemnité bu ñu joxoon Cheikhul Khadim muy 50 francs à l'époque voilà kooku dina ñëw si chiffres yi si indemnité bi ngeen gis ni loolu doon woon dara à l'époque voilà
Brazza nekk fa woon moo tax ñu débarqué ko Libreville bon ñu bëri dañuy juum ne foogoon ni Brazzaville lañ ko déporté mais dinañu wax lu indi turu Brazzaville bi parce que loolu beneen étape la voilà. bañ ko fa wàccee nag ñu ngi ko yóbbu ci garnison militaire bu nekk Montagne Sainte waaw def na fa quelque temps ba mois de février le 1er février 1895 la ànd ak lieutenant gouverneur Dolosi parce que Dolosi dañ ko missionné woon benn mission bu nga xam ni ba Brazzaville ñibbisee le 18 janvier 1896 la ni lieutenant gouverneur am mooy numéro 2 bi na dem ci région bu ñu naan Luango la route des caravanes entre Luango ak Brazzaville mu inspecté mu jox ko benn mission d'inspection boo xam ni dafa war a visiter Luango dafa war a visiter Kidou yi ay dëkk yooyu lu nekk ay Gabon dafa waroon visiter tamit Brazzaville gis nga moo Brazzaville ñëw na te foofu route des caravanes la am na ay postes yu bëri yu fa nekk visite boobu nag visite politique la ak administratif voilà kooku ba muy dem nag la yóbbaale Cheikhul Khadim mais ba ñu ñëwee Libreville prison bu nekkoon Libreville 4 bâtiments la woon nee nañu bâtiments yi nag dafa feesoon parce que amoon na 96 condamnés voilà moo tax Cheikhul Khadim tànkam teguwul si prison yooyu bâtiment à caserne des surveillants la ñoo fa nekkoon surveillant yu doon surveiller prisonniers yi bâtiment B détachement marine bi moo fa nekkoon parce que bâtiment yi dañaa jege woon port bi donc corps marine bi moo fa nekkoon bâtiment C moo doon prison yi bâtiment C la woon bâtiment D nag moo doon locaux disciplinaire foofu lañ doon prisonnier bu ñu bugg a toroxal wala prisonnier bu def naka su dul noonu ci bâtiment D lañ ko doon yóbbu am na 4 cellules yu fa nekkoon foofu lañ ko doon tëj voilà mais Cheikhul Khadim jaarul ci prison boobu ci bâtiment yooyu Montagne Sainte lañ ko yóbbu waa mbokk ñu yemal ko fii 12 minutes jot na prochainement la ñu wax nag lu tax ñu jëlee ko Libreville mois de février yóbbu ko Mayomba ak tournée bu mu def ak commissaire général foofu nag la ngeen gis ni jaar na Cap Lopez jaar na Sete Cama jaar na Mayomba jaar na Luango jaar na Ludima li yëpp ay poste la yoo nga xam ni voilà Cheikhul Khadim ak Dolosi te Dolosi ay kàngam la àndaloon am na juróom benn chef dinañ ko wax voilà bu nan la ñuy eggee Mayomba ak lu tax ñu tànn Mayomba ak lu tax ñu yóbbu Cheikhul Khadim Mayomba salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërëjëf